Ousmane Sonko mu sell mi moom moo ñu fi indi te ñun ay ndigalam la ñuy déglu waaw 2024 président incha allah rabi waaw moom rek la ñuy wax moom kase waaw Sonko rek. loolu la quoi maanaam Macky Sall dafa sonal nit ñi soxna si. maanaam yow liste bu toll nii Yewwi ñu ni du bokk ci élection loolu mooy lan loolu ñoom fan lañ ko teg Macky Sall du démocrate il faut nit ñi xam ne dictature la il faut loolu Sénégal yëpp bàyyi ci xel nekkul nit ku baax kii dafa jot mu génn suñu réew abal ñu ci jàmm ak salaam bu tàngee du ko fi fekk mu ngi nii daw na kenn moo ko gis Sénégal jël na li mu am lépp dem na yoonam kii na kilifa yëpp wax ak moom na bàyyi suñu réew mu dem ñun bëggatuñ ko na dem yoonam bàyyi ñu ak suñu réew ah non solol nañu soxna si. waaw sama témoin fii comme tous les jeunes je pense que dafa jot ñun ñëpp ñu jël ñu am conscience xam ne suñu avenir ñun ñoo ko war a demal suñu bopp il faut ñu woon suñu gouvernement yi que ñun aussi ils ont fait leur temps et que il est temps maintenant qu'ils nous laissent quand même ñun tam ñu exprimer wu moom mooy lan mooy vraiment ñu jéem a dawal justice vraiment ñu jéem a teg yoon bi ci dëkk bi ci dëgg ba pare donner le bon exemple mais li ñu gis ni ñuy gouverner c'est pas le bon exemple franchement parce que dañuy def leen neex da ngay gis ku ma am ndey ku ma amul ndey lu ñu bëgg ñoom ku far si ñoom duñ leen atte lu ñu def neex na leen mais képp ku farul si ñoom da ngay gis ne franchement buñ la mënee écraser te loolu ça suffit. mooy c'est injuste mais loolu boo xoolee képp kuy constitutionnaliste boo ko dégloo da ngay gis ne dogal bu ñu dogal dañ ko def rek uniquement pour lu neex Macky Sall parce que gis nañ ko fii ci ay jamono yoo xam ne président yi fi nekkoon dañuy jël jox leen xaalis ger goo xam ne ñoom décision bu ñu bëgg a jël ñoom lu ñu jël parce que ñoom ñoo yor dernier recours donc dernier recours boo ko yoree war nga xool ne lii kat bu ma ko defee mën na indi ay problème ci dëkk bi wala mën na indi ay jaxaso nga def lu yoon mais lii c'est flagrant ñëpp xam nañ ne ils l'ont fait par rapport au président. waaw parce que voix bi ñu jël nii heureusement que tey le peuple a répondu parce que bu fekkoon ne woote bi gars yi woote waaye askan wi personne n'a répondu effectivement ci voix boobu la ñu doon jëm mais heureusement tey ku xool lii teew ni ak ñi nekk ci yoon bi ñëw ak ñi ñu bloqué ñëpp. Donc c'est un message fort à la justice, c'est un message fort à nos hommes d'État pour leen lu leen nekkul ne lu leen neex la ñuy def mais lu neex peuple bi moo fi am. waaw sama teewaay mooy ñëw pour défendre li nga xamante nii mooy droit mooy loi ci Sénégal ndax Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne ay textes moo ñu régir mënuñu di dox sans droit ñi fi nekk jiite ñu dirigé par Macky Sall ak ay collaborateurs am dox teguñu droit dëkk bi teguwul si yoon teguwul si dara dëkk bi metti ñëw ñu fi ngir Ousmane Sonko ñëw ñu fi ngir kenn dañ fi ñëw pour. teewal Sénégal jéem a defar Sénégal mu nekk pays de droit parce que ay nit droit rek moo leen mën a lié droit bu amul dëkk bi ku nekk da ngay dundee nu la neex te su boobaa ñun ñi nga xamante nii ñooy jeunesse bi suñu avenir la ñuy perdre dañ fay ñëw pour suñu avenir ñëw fi pour avenir u Sénégal bépp jeune boo xamante ne nii da nga bëgg Sénégal avancé da nga war a instaurer droit si dëkk bi instaurer droit mooy li nga xamante ni nii mooy say responsabilité nga jël ko ba mu jeex tàkk jël ko ba mu jeex tàkk mooy taxaw jàmmaarloog régime bi nga xamante ni dañ fi nekk di taxawal monarchie ñiy sàcc suñu xaalis di ko jël di ko def ci ay kër ñu koy jëlaat mel ni ñun duñu ay sénégalais wala ñun dañoo nekk sénégalais boo xamante ne nii ñoom ñoo ñu féete supérieur te du ëpp ñu xam-xam ëpp ñu dara dañ leen jël jox leen réew mi ñuy doxal mënuñu doxal dañ koy jël ñu teg ko fële maa ngi daanelee nag président Macky Sall laay adressé lii nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs na continuer mois yi ko fi dese mu jóge fi te li su Yewwi Askan bii nii dafay jàll ci nii wala ci naa ñun kenn duñu tànnal député yi nga xamante nii moom la ñuy yóbbu assemblée nationale. maa ngi nuyu peuple sénégalais bi di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu képp kii sénégalais di xam ne tey li ñu fi teewal benn objectif la muy le développement du Sénégal ñun képp kuy jeune nga nekk ndaw wala nga nekk mag li la tax a indi fii pour man benn objectif la muy développement Sénégal te loolu nag bu ñu ko def tant que amuñu levier maanaam taxawaay bu jub te loolu leen moo ñu koy may muy institution yi dëgër parce que dëkk lu ñuy wax loi ak ay droit mooy doxal dëkk nekk lu waay neex def léegi nag loolu suñu bëggee mu antu peuple bi moom mooy dressé wu devant parce que loolu même les plus grands penseurs dañ koy wax nee nañ à une loi injuste nul n'est tenu d'obéir léegi nag loi injuste maanaam bu dal ci askanu Sénégal dal ci benn parti politique yi nekk fii Sénégal moo ñu tax a teew fii maanaam pour dindi loolu ñëpp nekk sénégalais ñëpp nekk égal parce que la puissance publique appartient à tout le monde nous sommes tous égaux kon loolu nag da nga ko war a wane fépp da nga ko war a wàllu si wàllu administration bi wàllu liggéey wàllu développement ci wàllu social bi tout doit être équitable mais warta am ku ma am ndey ak ku ma amul ndey. waa affaire bi li may wax rek man nee naa la conseil constitutionnel maanaam du problème parce que dëkk boo dem ci monde bi am na conseil constitutionnel parce que ñun suñu conseil constitutionnel
ñun moomuñu ko maanaam tubaab yaa xam moom maanaam français moom dañ ko jëlee France indi ko fii mais loi bi maanaam pour man Sénégal justice bi pour man baax na pour man justice baax na mais ce qu'on appelle les justiciables les personnes maanaam ñoo ñooy problème yi parce que tey texte yi dafa leer nañ les listes suppléants les listes titulaires ñaar yooyu ñooy dem ensemble bii mënta dem bàyyi bii aussi mënta dem bàyyi bii ñaar yooyu ñoo ànd. loi yi moom baax na man dama jàpp ni avant 1960 Sénégal moo ngi voté depuis 1800 Sénégal moo nekkoon capitale Afrique occidentale française kon ñun suñ dëkk bii ñun élection yàgg dafay am ñun amuñu problème élection amuñu problème droit amuñu problème droit mais problème justiciable la ñu am ñi nga xam ni maanaam ñooy taxaw wax ñu maanaam lan mooy droit. non xam nga li wolof ñaay di wax dan naan maanaam am mbir maanaam boo ci nekkee maanaam nga yàgg ci loolu maanaam ni ci am expérience parce que conseil constitutionnel élection yële passé moom moo validé woon lan li Macky Sall waxoon muy les mandats de 7 ans le conseil constitutionnel leen laa leen di waxal mooy ñi fa nekk ñooñu war nañoo dem retraite bi yàgg mais la moo tax ñu téye leen fa la moo tax ñoom ñu war dem retraite ba pare ñu téye leen fa pare jox leen des avantages loolu nag maanaam day tey xel ñun exemple bi waroon jël mooy les États-Unis ñooñu maanaam sages yi fa nekk dañ leen a fal à vie ñooñu kenn mënu leen manipuler ñooñu ils vont dire le droit rien que le droit mais Sénégal mooy ñu suñu problème mooy droit bi nekku suñu droit damay wax rek te nag nee nañ laa ma ji jàmbul mu ne see sàqal ma mu saf ñun langue jàmbul muy tubaab bi moom moo ñu coloniser moom moo ñu moom loolu nañ ko wax mais bu mu jàmboom noonu nekkul lekk nekkul naan mais ci xel la liberté ci xel la nekkul bëgg a dox dem mais liberté ci xel lay commencé mais suñu xel mi nag tant que ñun maanaam lu ñu moom suñu ay valeur suñu ay droit maanaam jëluñu ko da koy dëkkaleeg moom suñu réew ko ñu liberté da ngay dégg rek mais ñun du ko mës a am. bëgg Macky Sall mu dem bàyyi suñu réew ñun loolu lañ bëgg. bisimilah salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu sénégalais yëpp waaye man dama am lu ma metti lool bokk ko ak sénégalais yi ñu koy mettitlu man bi ma déggee ñu naan dañuy séddale ay xaalis yoo xamante ni bii maire yi ñoo koy séddale te dégg naa mag mi naan juróomi baaraam yi ñu tàllal non lii yelwaan la waaye benn baaraam bu ñu tàllal lii ab joxoñ la te joxoñ bu nekk am na borom li ñu gën a metti nag bokk na ci baykat yi nga xam ne mënatuñoo yar nag mënatuñoo yar ginaar mënatuñoo yar xar boo ko téye ci sa biir ko tool ñu ne la kung-kung fëgg la attan la cee ren di nangu sa alal lii dafa metti engrais bu doy mënatuñu koo am suñu suuf saa ngi nii di dee àll bi ni yàmbalang ñu war a bay ñuy séddoo ay milliards ñu nuy jàngal laaj ñun bëgguñu ko ñu may ñun dañoo bëgg a liggéey jariñu loolu rek dañoo doy li ma leen wax nag ma ni maa ji baax na de waaye kii ji moo ci yàq bu doon Mamadou mu neex bu doon Màkka mu neex maa ji nag baax na waaye kii jee ko yàq kon nag kii nañu abal ñun soxlaatuñu ko ndax dañoo bëgg a liggéey jariñu waaye soxlawuñu ko ñu may man su ma gisee tey sénégalais yi taxaw di rang ñu leen di natal ceeb di leen natal diwlin di leen natal suukar bëgg ñoo jàngal yelwaan ñun ay gor moo ñu jur ñu juddu dooni gor ñuy màgg dooni gor fa sey ne dee ci ak ngor soxla wuñu ko ñu may Sénégal gii liggéey moo fi sax nan ñu dimbali rek ñun ñuy liggéey di jariñu. man tey benn sénégalais laa comme tous les sénégalais je suis artiste peintre man maa ngi liggéey sama liggéey am naa maa ngi si bâtiment mais man li ma bëgg a véhiculer mooy man lenn laa mënul comprendre ma jeunesse ñun dañu yor benn jeunesse boo xamante ne tey jii nii man maa ngi si Médina nekk au cœur fépp fi nga xamante ne ni fa la jeunesse di dajaloo mais problème mu jeunesse bi li leen di indi agression yi yëpp li indi xénophobie Afrique du Sud li indi yeneen dëkk yi indi xeex yëpp li koy indi yëpp mu ngi fi biir Sénégal te dafa nekk benn affaire boo xamante ne lu bombe à retardement la est-ce que xam ngeen ne 90% population aussi jeunesse su Sénégal kenn jàngul métier mécanique suñu mécanique mu ngi si ay loxo étranger man maa ngi si bâtiment damay liggéey si bâtiment lépp laay liggéey si bâtiment dama yor samay ouvrier lépp mais bâtiment bi ngay gis sax mu ngi si loxo étranger même ñun mënuñu gagner les marchés les gros marchés mënuñu ko jot étranger moo koy jot joxaat la man des fois un burkinabé bu ndaw mooy ñëw di ma fay sama biir réew ma judd fi juróom-ñaari membre sa gauche droite yëpp étranger wàllum li jëm si quincaillerie marché bi mu ngi si ay loxo étranger
li jëm si naan yi Patisen lu ko neex lay am si réew mi amul benn sénégalais ak benn politique boo xamante ne tey jii nii jóg nañ ko pour jeunesse su Sénégal tey demal ba ran si doon mosoo gis gouvernement bu amul tool privé ay tool yoo xam ne gouvernement bi moo ko mool bopp mais Sénégal rek la am pays bi dàq bay si monde bi mooy la première puissance mooy les États-Unis parcourir naa Ranch Dolly mais Ranch Dolly c'est vide amul benn salaire loo mun a teg benn politique de base bu ko xamante ne gouvernement bi ñeme na ko jël pour tegal ko jeunesse am. man mii di wax maa ngi sama kër samay tons yoo xam ne politicien lañ. j'ai déposé naa lépp li ñuy wax te yor ni ne yaak lépp de man mi yor ni ne yaa déposé ko registre de commerce sax mënu ma am marché su ma déposé si yooyu sax duñ ma lebal. c'est faux truc amul benn jeunesse buy taxaw na kenn taxaw ne moom ñoom ñoo ko financé. jeunesse bi yëpp amul benn politique bu ñu leen defaral booy ñu ngi si kat bopp angal bëgg a liggéey mais booy bu ñu la rombee Mercedes Farouz bu ñu gis Farouz oto yu baax yi di romb lépp lu baax di romb yaakalee fii kii ay xale yu jigéen di dawal mais jeunesse bi tamit ñoom dañu war a nekk booy yooyu tey ñoom ñooy màgg dugg si biir oto yi di agressé am na agression bu ma fekkee autoroute booy yi ñoo doon tijji oto yi di agressé mais booy dañu war a faj bu mu gàccee li fi ne kenn mënu ko wax yow yaay dund benn extrême luxe benn minorité bu ndaw biir Sénégal di dund extrême luxe toute beneen population bi yëpp di dund benn pauvreté ñuy tax ñuy jaay seen ngor yenn cagatu yeeg yenn dem Dubaï yenn port Dubaï boobu yëpp lii moo koy indi te ñu ngi gën a pousser jeunesse bi foo xamante ne xénophobie bi am Afrique du Sud moom la jeunesse bi di waaj a samp fii Sénégal buñ su moytuwul nag moom mooy am parce que booy yi bëgg nañ job man ça ne me concerne pas man maa ngi liggéey ak lépp damay yor ay booy di leen jël di embaucher di leen pas embaucher di leen jël di leen fay par journée. mais man maa ngi dëkk biir Médina mais li fi xew ëpp na booy yëpp dañ bëgg a liggéey mais mënuñu gis liggéey fan lan la ñuy liggéey Ranch Dolly bi ma la wax noonu c'est vide gouvernement bi amul benn politique bu mu fa tegul dara ñun waxuñu Macky Sall faale wuñ ko keneen ak keneen mais nous voulons des directeurs yu muus y a pas de patriote au niveau de notre armée nañ waxante dëgg douane bee ngi nii jamono yee passé ay ceeb yu collé wu si miir la bàyyi mu jàll di lekk population mais ñun dañ gaaw a fàtte bi moo dul yoon lu fi xew daaw rek ñu fàtte ko ren 14 morts y a même pas quelques mois fàttewaat nañ ko ma waxaat tamit y a certains presse ici au Sénégal y a certains presse ils sont responsables de ce qui se passe ici au Sénégal. waaw mais cher naa la soxna si d'abord yow maa ngi lay cher baax a baax di am mbégte ci sa teewaay fii ndax yéen da ngeen bokk ci journaliste yi ñuy ndamoo bokkuñu ak ñooñu nga xamante ne dañu nekk ay boromi télé ba pare yaa ma gën a xam. ñoom nag ñoom non garaawal ba mu seet rek parce que tur bi xëy na yaa ngi dégg mais yéen ñu ngi leen di bégg bu baax a baax ñu nag suñuy teewaay fii dari ay góor lañ te lii xew Sénégal léegi mënatuñ ko dékku dafa doy ñun ñoo ne doy na bëgguñu egg ak Macky Sall si troisième mandat doy na bëgguñu egg foofu noonu dañu bëgg léegi ak élection député yi ñu libéré ak moom comme ça bu ñu ko defee rek du xalaat ay troisième mandat Macky Sall ñun dañu doyal sonn nañ Macky dara doxatul Macky. dama ne ani ñu ne woon tey journée bi du am Maître El Hadji Diouf góor jigéen bu mag bi yow mi ne woon journée bi du am ana nga. ana Antoine Diome ana Macky Sall ñëw leen bu ngeen dee ay góor génn leen ngeen ñëw fi ngeen doon laxatu doo leen dara seen la ma ñu rëy bu gerte tàngee da ngeen di daw Maître El Hadji Diouf génn la nga ñëw. waaw sama teewaay bi dem tey ji ñëw fi rek pour bañ noo teel. ndax Macky Sall tey dafa jël nag buum ak njaam bëgg ñu kaa takka te loolu moo tax nag tey ñu taxawoon fii pour jàmmaarloog moom loolu moo ma fi indi tey. non Macky du dem Macky day yoonal rek mais du dem élection parce que xam na ne man la nekk ki mu nar a jàmmaarloog mu éliminer ko mooy du ma dem élection looloo tax ñu ñëw jàkkaarloog moom leneen andiwuñu fi Macky du dem Macky ñemeñul du dem dafa ragal moo tax mu def li mu def ñun nag loolu la ñu ñëw nag wan ka ne ñun. du ñu daw dara ñu ngi taxaw jàkkaarloog moom. non Macky Sall jàmm rek fii jàmm rek a fi am moom moo dul am jàmm mais ñun li ñu fi andi dinañ ko dox si jàmm ñibbi si jàmm xamal nag kilifa diine yi ak askan wi ci réew mi xam ne ñun lii nga xam ne nii Macky Sall mu ngi fa jëmee ak ñun duñ ko nangu du jàll il faut ñu taxaw ci réew mi defaraat suñu réew mi Macky Sall yàq na suñu réew mi il faut ñu toog nag jàmmaarloog moom pour wan ka ne na jóge doyal nañ ci moom na dem loolu moo ñu fi indi tey. waaw dañu fi ñëw comme ñëpp gis nga ni mu demee y a vraiment une grande mobilisation ñu seetlu ko ñun ñëpp li ko waral rek mooy
wan opinion bi que ne d'accord ñu si li nga xam ne forfaiture bi nga xam ne moom la Macky Sall bëgg a def Sénégal donc moo tax ñu ñëw en tant que non seulement militant mais en tant que sénégalais ñu ñëw fii pour wax que ne d'accord ñu si comportement bi nga xam ne moom la Macky Sall am envers les élections yi nga xam ne fête la war a doon élection fête la war a doon en général mais façon galgal bu nekk mu ngi koy def pour bañ a am adversaire alors ñu ñëwoon rek vraiment mottali suñu yéene si nga xam ne moom la waa Yewwi Askan Wi woote ñu mën joxe suñu contribution. waaw mais loolu mënul nekk bu ñu nee liste kañ benn liste la ñu wax liste amul ñaari liste amul ñetti liste benn liste la ñu wax donc une liste comporte la liste titulaire et la liste proportionnelle bu fekkee dañu bëgg a dindi liste proportionnelle dindi liste titulaire yi bàyyi fa liste suppléant yi mais loolu amul sens n'est-ce pas donc ñun forfaiture boobu la ñuy ñëw ne vraiment dañ koy xeex ànd see ak sénégalais yëpp vraiment gis nañ tey mobilisation yi ni mu amee solo. ñëpp suñu yaakaar dafa tas ci conseil constitutionnel parce que bu mbir tolloo fii ñoom au moins war nañu am xam nga ci seen pouvoir bi ñu leen may parce que ñoom dañu am pouvoir bu am solo boo xam ne kenn amu ko ñu mën a arbitrer et arbitrer nu mu gën a rafete nu mu gën a jaaro ci yoon mais ñun nous sommes tous déçus vraiment du conseil constitutionnel parce que vraiment yaakaaruñu woon ne atte bi mel nii lay atte parce que dafa mel ni rek moom ak ministre de l'intérieur dañoo lënkoo pour que xam nga joxe li nga xam ne ni vraiment arrangé wul askan wi parce que normalement élection dañu waroon dem ci élection ci nu mu gën a rafete nu mu gën a jàmm gën a amee pour que vraiment sénégalais retrouvé wu dans la paix et dans la quiétude pour que ëllëg kenn du am dara looy wax ku ñu gagné ñu xam ne gagné lañu ku gagné aussi mu xam ne moom moo gagné. mais si lañ jëm boo déggee slogan yi nga xam ne non à la troisième candidature de Macky Sall loolu foofu loolu xam nañ ne li raam si ñag bi la jëm donc vraiment ñu ngi voilà waxaat ñaan ne Sénégal jàmm moo fi am xam nga jàmm moo fi xaj nañu delloo si xam nga ñëpp ku nekk ci rang yi ñu bëre muy sax ñi nga xam ne dañuy rejeter seen liste sax ñu dellu si ñu ku nekk à chance égale ñu bëre pour que xam nga le meilleur gagne mais aussi jàpp nañ ne Macky Sall xelam nekkul sax si troisième mandat sénégalais yaa ngi koy xaar. waaw teewaay bi lenn rek la lu simple la nekk sénégalais du amul benn titre amul benn grade juste sénégalais rek citoyen bu gis ni que fi ñuy tegu ci yoon bi baaxul et que ñun ñëpp ñu ngi ci bato bi ñu ne borom gaal gi kat ni ngaa yoree mbir yi des na donc wat gi ni nu kaa joowee des na ñu ne nañ jéem a xool solution loolu rek nu fi indi bokk ko ñëpp nag di ñaan sénégalais yi gën a bëri nit ñi bëri nañu mais des na ñu gën a bëri amul yàq amul toj amul def lu bon amul wax lu ñaaw waaye nag am fulla ak wax dëgg parce que réew mi nag la bon nun noo ko moom ala ñëef jàngat bu simple boo xam ni dañoo jël yoon droit dëpp ko ñi def loolu nag di ay borom xam-xam ya mag ñoo xam ni nu naw la nu nag ay nit yu baax yu ñu naw mais yu juum ci seen décision juum gi nag ñaar lay doon juum léeg-léeg nga def ko doo ko tey léeg-léeg nga def ko tey ko bu dee dañ ko def tayuñu ko mën nañ leen baal di ñaan suñu borom mu dimbal leen ñu rectifier bu dee dañ ko def tey ko nag loolu moom ñoom dañuy àndoo seen ay responsabilité Sénégal dafa toll foo xam ne amul mindeef bu mën a def ba def fi loo xam ne nit ñi bëgguñu ko amul mën nga forcer mën nga ut ay astuce mën nga jéem a nax mais li nga bëgg du am dëgg rek moo fay dox te loolu c'est un avertissement pour nguur bi fi nekk mais pour nguur bii ñëw aussi temps bi nga xam ne may nañ ko ñeneen sax duñ ko may ñi si des donc nguur bu ñëw dox si dëgg nit ñi ànd ak aw ba doxul si dëgg nit ñi bedd la donc te nguur bi fi nekk dañoo sàggan xam nga sàggan moo la nga am 65% ci ay élections ci quart ñi nga xam ni maanaam tey bu ñu nee les votants ñu ne 65% yi votel nañ la deuxième tour ñëpp kontaan yow nga ñëw wor pour mu gàtt rek nga ñëw wor boobu nag jur nit ñi ne léegi comme def nga lu la neex ñun delloo nu suñu yëf toppeewuñ la dara delloo nu suñu yëf na mu gën a rafetee nga ne non pareegu ma après nga ne non limitation de mandat problème la
après nga ne non cohabitation xalaatuma ko du ma ko def waaw léegi Sénégal kan moo ko moom est-ce que dañoo am benn nit boo xam dañ ko dénk ba pare mu moom Sénégal mënut a nekk donc sénégalais yi fi taxaw yëpp nag xool leen la tranche d'âge il y a beaucoup de jeunes yu fi nekk am ay kilifa ay mag am ay jigéen am ay yaay ay tante on a vécu la même chose on était là ñun ñëpp fii lañ nekkoon en 2011 en 2022 10 ans après non Macky Sall moo ñu indiwaat fii et ça c'est une déception inouïe c'est-à-dire que benn genre haute trahison boo xam ne kenn mënu ko qualifier Macky Sall qui était là malheureusement le grand problème qu'on a mooy à chaque fois mu mettiwaan du ko fi fekk et il fait la même chose sénégalais di waxaat ak moom il part donc moom ni muy dundee ñun yàgg na dund mépris ak ñun mais mosuñu ko dégg mooy fii bu daan métti daaw ko fi fekk c'est la même chose tey maanaam bi mu newul ci nguur bu méttee mu daw bi mu nekkee ci nguur bu méttee mu daw donc ku mel noonu nag sa waay dañuy ñaan yàlla defal ko jàmm mu jël ay bagages am dem si jàmm ak salaam ñun ñu ne ci jàmm loolu la rek. Il s'agit même pas de valider un troisième mandat de Macky Sall. Ce sera une candidature à valider. Mais si bu fekkee li ñuy dégg ci rajo yi ak ci télé yi ak ni nit ñi di dundee ci mbedd mi cette candidature kenn rek moo ko valider du conseil constitutionnel le peuple va le valider soit peuple bi da kaa nangu wala peuple du ko nangu te may wax fii ma wax ko seen antenne bi Sénégal bu nu sàgganee toog di xoole ba ñu ne Macky Sall bokk na ci ay élections carte du ko fi jëlee mun naa ko war ci alxuraan day gagné Milan bu bokkee day gagné donc la chose à faire mooy bu mu bokk sax ci candidature bi loolu moo la dëgg. C'est impossible la stratégie qui se plante à l'horizon xam nga ban la Macky Sall bëggul dem élection Maître El Hadji Diouf moo toog di wax ñëpp dégg mu ne Macky Sall bëggul dem élection fii ba 2024. Mais c'est ce qu'il est en train de faire il a perdu benn bi nga xam ni daf ko ragaloon te xamoon na lu tax bëggul dem mooy les locales législatives yi arrangé wu ko est-ce que vous savez que même avec ce qui se passe su demee législative day ñàkk donc la stratégie les gens vont être là on va piailler après bon report des élections il y aura pas d'élection loolu mën na nekk